góor jigéen mag ak ndaw ku nekk di njëkkante ngir mën a njëkk a yéeg ci oto ci wet gi rang bu gudd nekk fa lii nag faral nañu ko gis ci Colobane ak Petersen ci jamonoy couvre-feu bi ci biir mbooloo mi ñu ràññee ci Sukay moom ñaari fan yu nekk dafay jóge Rufisque ñëw Dakar ngir jënd marchandise moom nag ay waxtoo ngi nii muy xaar oto. góor ñi moom mayow ñu dara góor ñi moom yow miy jigéen au contraire ndax bis yi boo kaar yi boo jëkkantee da ngay daanu soo daanoo da ngay gaañu mën nañ la tafu mën nga ci am lu nekk lu ne mën na la ci dal daal mieux vaut daal nga jël taxi moo gën prudent ci ñun daal comme ñun jigéen dañoo fragile. beneen soxna ji Maman Lissa moom donte mag la faaw mu buuxante ngir mën a ñibbi balaa 9h ci guddi. waaw dañuy daw ba heure bu ñu amee oto dañuy daw rek ba heure bu ñu amee oto wóorul benn yoon buuxante bi wóorul ndaxte dañuy tencaloo waaw loolu la aw ma beneen solution ndaxte oto yi rek laa mën a aw pour mën a dem. su fekkee Maman Lissa moo ngi buuxante soxna di ab xale bu jigéen moo ngi taxaw di xaar. may ñuun dara man li laa mënu dàqante bi mënu ma ko wax dëgg yàlla gis nga ni gestu boo gisee xale góor yi ñu ngi daw ñun jigéen ñi mënuñu loolu mënuñu ko wax dëgg yàlla bilaay mënuñu ko. dogal yu bees yi nguur gi jël ngir xeex ak mbasum coronavirus dafa mel ni ñenn ci askan wi ànduñu ci rawatina ñi nga xam ne dañuy daj lu metti ngir mën a egg seen kër balaa couvre-feu bi di jot. jërëjëf Seynabou Babou mu mel ni que nag wàcc rek daal di ñibbi lu jafe la ndax buuxante beeg lu ni mel ca gare routière ya loolu ràññee nañ ko fa leneen li nga xam ne moom la ñu ràññee yi tamit ca gare routière bu Petersen moo di ni daal njëgi paas yi yokk na loolu nag transporteurs yi ñoom ñoo ko def wala boog chauffeurs yi li wér te wóor moo di jëwriñ ji waxoon na lu ni mel ni daal bu kenn yokk paas yi waaye jamono ji ak buuxante bi ak ñàkk oto bi gaa ñi yokk nañu paas bi fële ca Petersen taximan yi nag ñoom ñoo ca gën a ràññeeku Mohamed Ndiaye Moussa Fall. Petersen bokk ci gaar yi nit ñi gën di wutali fii ci Ndakaaru waaye dogalub couvre-feu bu yees bii ngir xeex mbasum coronavirus tax na yenn dawalkatu taxi yokku paas yi yenn ci client yi nag yokku teg paas yi bett na leen. waaw dina metti moom mais soo ko amee da ngay fay dem parce que xam nga du affaire de ragal du affaire dóor ñu ragaluñu ay dóor gaa yi mën nga góor lañ mën nga sëgg ñu dóor affaire mais ku ne yaa am sa di yaa am la bayal sa bopp nee nañ la 20 heures bu mu la fekk ci mbedd bi fexeel ba 20 heures bu mu la fekk ci mbedd bi même soo man am naa 2 millions mën a fay mais keneen amul 2 millions mën a fay xam nga loolu la ñuy xoolee mais taximan tamit ñoom war nañoo mën a xam nga jëm si jàpp sa xaw a yembal affaire yi mu xaw a yomb si ñeneen ñi mën a dem ba duñ taxi yenn série ba ñëpp jàpp dem parce que instant ñun ñoo mën a dimbali ne suñu biir du nguur du dara. waaye chauffeur yi ñuy tuumal laxas jaan ci paas yi di indi ay leeral. taxi amul tarif comme ça da ngay waxaale ak nit ki ba déggoo rek xam nga ñii ñëw instant ni ci gare routière bi di jël si taxi duñu ay client taxi ay clients yoo xam ne dañu jël tata bu tata yi demee ba mu manqué nag la ñuy daw ñëw fii nag bëgg a yaakaar ne ni ñëw paas bi yomb. taximaan yi itam di seetal seen der ci yokkute yu ni mel. waaw yokkute bi moo am ñoo xam ne ñu ngi yokku lu ma la waxoon rek sànq am ñoo xam ne ñu ngi yokku am ñoo xam ne yokku nu liggéey bi boo gisee ne gars yi yokku ndax heure bi léegi couvre-feu bi moo tax ndax taxi jàmm mënoon la ko jox di la laaj 10 000 francs nga war a verser ya nga bëgg am tamit loo yóbbu sa kër. jamonoy couvre-feu bi ak état d'urgence ci Ndakaaru yokkute paas yi tax na ba chauffeur yu bari di ci profito donte sax jëwriñ di ñu dénk dem bi ak dikk bi doon na araftu dawalkat yi ci mbir mu ni mel ne jamonoy couvre-feu warul tax ba yokkute di am ci paas yi. voilà léegi nag ñu daal di àddu jëmale ci li nga xam ni mooy réer gi jaari saw réer fële ca France lu mat ayu bés a ngi nii waaye nag lu nekk ñi ngi ko ciy dégg ki nga xam ni mooy Serigne Mbaye Thiam nekkoon fii jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mekk njàngale mi ngi xam le ni lu bari lu nga xam ne ñu ngi ko ciy wax du dëgg te famille bi tamit taxaw nañu jonn ngir rek wedd lépp lu nga xamante ni ay information la yu ñuy joxe te dëgguwul waaye nag information yooyu nga xam ne ñu ngi koy joxe te dëgguwul bokkul ci liy defar bokkul tamit ci li nga xam ne dina yombal wër gi nga xam ni moom la ñuy wër seen doom di jaari sow ñu déglu Serigne Mbaye Thiam ci téléphone Ousmane Gueye. mënuñoo dugg nag ci détail yëpp ndaxte xëy na dana am lu muy yàq ci liggéey bi dañuy gërëm tamit autorité française yi parce que gëdd biñ ko war a jox nañ ko ñu ngi ci liggéey ak autorité
consulat Sénégal ak ambassade bi di def réunion bés bu jot di ñu wax fan lañ ci toll di wax rek ne wax ji moom liñ ci wax dana bari waaye li ñu mën a xam rek mooy que ne man àjjuma fan bu njëkk ci atum 2021 mi oui la mujjee ci guddi gi mujjee wax ak jaari waxtaan ak moom waxtaan bu yàgg ci mbirum njàngam bi ak concours yi muy présenté ba ñu waxtaan sax ci concours yi nga xam ne moom la war a présenté yi nga xam ne waru koo présenté te commencé woon na ci plateforme en ligne inscription concours yi dugal information mi bi nga xam ne alxames wax nañ ma ne gisuñu ko man la ñu njëkk a oo pour laaj ma kañ nga gëj a mujjee wax ak moom man leen àjjuma 1er janvier laa mujjee wax ak moom man leen ne xaar leen ma oo yaayam ne ma man dimanche laa mujj wax ak moom donc foofu la ñu toll léegi liñ ci ñaan yàlla rek ñu gis ko mu ànd ak sagoom. voilà ñu daal di àddu jëmale ci li nga xam ni moom moo di mur bi nekk ci aéroport te feggoo ak Ouest Foire fi mu toll nii nag melokaan wa jéggi na dayo ña fa dëkk mënatuñoo noyyi mënatuñoo at ndiku ndaxte daal nee nañu foofee na mu mel jaaxal na leen lool te boobu ba léegi ñu ngi koy wax nit ñi di ko romb mel ni du dara waaye ñoom fi mu nekk nii mënatuñu koo dékku ñi ma Sadio Cheikh Diop. fii ci Ouest Foire ci miiru ancienne piste bu aéroport Léopold Sédar Senghor xat-xat bi tax na ba woto yi dañuy am jafe-jafe suñuy jàll ndax atelier mécanicien yi loolu nag li ñuy faral di gis la ci fi ñuy dénk woto yi ñi dëkk ci gox ba nag ñu ngi ñaawlu li nu mel. dëkk ab bërëb ba pare aussi di tëju 24 heures sur 24 ndax poussière bi ak odeur yi dëkk ab bërëb aussi à chaque fois yaa ngi sàmm sa njaboot parce que xëy na mu am ay nit ñoo xam ne ci seen comportement mën na ne comportement bu jagul vraiment coono la donc coono boobu la ñuy dund ay at fii boole ci muy loo xam ne dëgg-dëgg fa yàlla bu fekkoon dafa tëg woon ci yoon sax léegi ñu mën a xam mais ñoo xam ne ñëw occuper espace bi amuñu këyit amuñu dara ba pare kooku dafay xaw a doy waar. juróomi at a ngi nii askan wu yeewoo ci ancienne piste bi ñuy jànkonteel ay jafe-jafe ci seeni dëkkuwaay li ni mel nag atelier mécanicien yi ñoo ko waral juróom ñetti weer a ngi nii bi ñu amalee woon campagne de désencombrement ci bërëb yu bari ci Dakar waaye xar kanamu dëkkuwaay bi soppeekuwul loolu sax mën na indi ñàkk kaaraange. mu bloqué circulation bi mais en même temps aussi nekk ay niche pour ay bandi yoo xam ne mën nañ jóge fu ne ñëw di fa fanaan mbaa di fa yeewoo mbaa di fa yëndu. lu ko soriwul dara mécanicien bi mi ngi sàkku ci nguur gi mu yaatal terrain yi ngir ñu mën a yaatal seeni atelier. kon sunu sañan rek lépp luy xatal wala luy déborder rek ñun duñ ca bokk ndax bañan loolu moo tax nu jógee ci garage ñëw fàkk toog dem di louer kon tey bi ñu demee nu jëlee ni ci louer indi nu foo xamante ni état la te état dese faneen sunu sañan rek état gën nu ko yaatal ba nga xamante ni si ñoo kër yi dina gën a mën a am espace bu yaatu. ak campagne yu bari yu ñu amaloon at mi ñu génn ay bërëb yu bari yu ñu yaataloon ñu ngay woy di xat ndax yi ñu fa bàyyi am na ci bërëb yoo xam ne yu am solo lañu te moo ne de fa la samba boo yi di làkkatu bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu waxal. jërëjëf ñi ma Sadio foofee sax la ñuy desandi ak melokaan wa ngir nag defaraat ko nekkul lu yomb waaye tamit melokaan wi nga xam ne mel na ko te mu jéggi dayoo loolu yoonu mairie ba nekku ca ndax du seen responsabilité ki xam ne loolu moo di Amadou Ndiaye Deme moom nag moom ca mairie ba lay liggéeyee moom mooy chef service technique bu mairie bu Yoff ñu déglu ko ci téléphone ñi ma Sadio. vous savez ñun ay jamono defoon nañ opération de désencombrement bi ñu paree ci jamonoy préfet Kane la woon préfet Dakar am na bande de 30 mètres boo xamante dafa demandé woon mécaniciens yi ñoom nañu yem foofu nañu limité du côté sur le côté droit vers le mur de l'aéroport mais xam nga mécaniciens yi généralement ñoom foo leen teg duñ fa yem parce que boo leen tegee
sur 1 mètre carré 10 ou 15 jours après ils vont se retrouver avec 50 mètres carrés donc ñoom seen ay déplacement et puis dañuy ñëw d'une façon spontanée ñun on fait des opérations répétées yoo xamante ne dañuy jàpp yóbbu mais problème mu maire yi Dakar yëpp d'une façon globale mooy 19 communes yi nekk Dakar yëpp benn fourrière la ñu am mooy bi nekk Grand Yoff c'est-à-dire que maire yi day programme opération mais day am problème fu mu dugal oto yi état demande woon na pour ñu def recensement wu l'ensemble mécaniciens yi nga xam ne ñoo nekk suñu périmètre communal et loolu je pense que ci périmètre communal yëpp lañ ko defee ci maire yi yëpp parce que état jàppoon na ne dafa waroon déplacer mécaniciens yi jëm vers Diamniadio. ci mbirum oto yi la ñuy taxawandi ak ñi nga xam ni ñoo di service des mines ñoom nag am na centre bu nga xam ni foofee moom la ñu taxawal ngir saytu oto yi ba nga xam ni dinañu mën di daw yu mucc ayib waaye tamit saytu yi tamit lépp lu nga xamante ni panne la bu ca nekk loolu lu baax la naam dina indi tamit kaaraange ci télé bi waaye indil na ay jafe-jafe yu taratar ñi nga xam ni ñoo di borom oto yi ndax boo demee service des mines rek ba métti na lool jafe-jafe yi tar na lool Aïssatou Kane Seydina Mbaye. ñaari fukki ak ñetti junni oto ñoo def contrôle technique ci atu 2020 ci téeméer boo jël ñetti fukk ak ñett yi ñoo war a def contre visite technique 2012 ba tey nag saytu oto yu am matricule DK jaaruwaay la bu mënul ñàkk ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ñoo ngi ci parc bi. ci obligation la pour bépp véhicule mu nekk transport ni particulier camion tout ça yëpp. saytu bi nag mi ngi am at bu nekk njëkk yi mi ngi toll ci junni ak ñaari téeméer ba ci ñetti junni. technique dañ ko war a def transport en commun yi chaque 6 mois da nga ko war a def bu nekkee véhicule particulier la da nga ko def chaque 1 an. dawalkatu ndaamaar yi di dund lu metti ngir mën a dëkkoo ak li nu mel. metti waay bi moom foo ko takk rek romb na ko parce que man depuis maa ngi fi depuis ce matin te maa ngi amoon rendez-vous 13h30 mais maa ngi fi depuis 11h30 pour bañ a tardé suma mais depuis boobu ba léegi du ndekki ni añ boobu ba léegi ñu yendu fii topp ko Afrique boo toppee presque àgg na Colobane te bii jëm Patte d'Oie moo gën a sori. centre de contrôle bii nag benn la ci réew mi dinañu jot junni ak téeméer naamaar ci benn bés loolu tax dawalkatu naamaar yi di am coono ngir dugg ci biir centre boobee. te la moo tax Sénégal benn centre am fi depuis 10 heures ba léegi maa ngi Sénégal te wóoru sax ma dugg ndax gars yi 18 heures la ñuy wàcc ndax léegi bu jëkkoon amul 18 heures quoi mais comme léegi comme couvre-feu bee tax 18 heures la ñuy tëj porte bi boo duggee sa affaire la boo duggul da ngay woote waat te woote bi serveur la da ngay woote 88 serveur la du 67 serveur la da ngay woote ba sonn duñ la jël loolu sa crédit la yow loolu sa affaire la yow mi woote te da ngay ñëwaat fii boo duggul tamit da ngay ñëwaat da ngay il faut nga woote waat forcé boo wootewul doo dugg. service des mines bi nag kilifa réew mi dañu ko war a yóbbu Diamniadio mëbët bi ñu wax ko amal ci ay bés yu njëkk ci atum 2021 bi. vraiment ñun bëgg nañ ci ay solutions yoo xam ne jën ko ci war a jël immédiatement te xam naa ne bari naa ci ay moroom yoo xam ne loolu moo leen gënal mu dem Diamniadio parce que fii boo xoolee ñëw bi problème ngay am booy génn problème ngay am bu nekkoon Diamniadio doo jotee dara ak oto. centre bi saytu nekkinu oto yi dafa taxaw ngir yeesal waaye tamit yokku kaaraange ci dem ak dikk bi ak jafe-jafe yi yëpp nag borom oto yi ñi ngi sàkku ñu indi ay jooyanti ci mbir mi. Dakar Dem Dikk werante diggante ki nga xam ni moo di maître Moussa Diop ma fa nekkoon directeur général ak ka fa wutu di Boun Khatab Sylla ajuma ji ñu génn Boun Khatab Sylla def conférence de presse daal di ci wax ay rek njuuj njaac wala ay wuruc yu nga xam ne am na ci yorinu Dakar Dem Dikk ba lu tax fanweeri milliards ci suñuy koppar ci ay bor ki nga xam ni moo fa nekkoon di maître Moussa Diop bàyyi na ko fa naka noonu yi tamit ay nit ñu nga xamante ni nii bi ñu defee audit fichier bi dañ leen di fay ay salaire te nekkuñu fa liggéeyuñu fa loolu yëpp nag maître Moussa Diop indi na ci ay leeral weddi na nee na amul benn nit bu nga xamante ni nii nekkoo Dakar Dem Dikk ñu lay fay wala bokk nga nekk ci li nga xam ni moo di liste personnel bi naka nooy dañuy tamit xamle na ni déficit budgétaire maanaam daal budget bu nga xamante ni nii dafa daal di nësax loolu ci service public lu jaadu la leneen li nga xamante ni maître Moussa Diop xamle na ko nee na nag moom dina yóbbu fa mbaxane doone benn Boun Khatab Sylla ndax li nga xam ni teg na ko ci deram tegu ko fenn Boubacar Dieng moo ñu fa teewaloon. ci jàkkaarloo mag taskatu xabaar yi juróom-ñetti fan ci weeru janvier Boun Khatab Sylla dal ci kaw maître Moussa Diop mi nekkoon directeur général Dakar Dem Dikk lu ni mel nag maître Moussa Diop weddi ko. mais du compte wax ma des comptes du compte boo xam ne dama fa tëj xaalis bi en DAT mooy en dépôt à terme kenn mënu ko laal suite li ma jaay ci foncier bi
jël si 1 milliard 6 mi ngi noonu tëj ko foofu en dépôt à terme jox ko keroog ba mooy dafa passation de service comment la mën a ñëw devant vous di naan 81 millions laa ko jox. juróom benn at ak ñeent fukki fan mooy diir gi nga xam ne maître Moussa Diop def na ko ci Dakar Dem Dikk balaa njiitum réew mi di tekki ay ndombal tànkam diir googu nag ñu jiñ ko ci ne lu tolloo ko fanweeri milliards entreprise bi ñàkk na ko moom nag mu jàpp ni loolu le lu jaar yoon la. mais déficit bu gën a tuuti ci Dakar Dem Dikk maa ko def en 2015 donc bu ngeen déggee mu ne leen 30 milliards de déficit cumulé pourquoi il joue sur le cumulé na wax da année bu nekk ñaata la 30 milliards sur 6 ans boo ko diviser ñaata lay doon 5 milliards on est dans les normes j'ai fait 6 ans. bi muy jàkkaarloog taskatu xabaar yi Boun Khatab Sylla xam ne ni lu tolloo ko ñaari téeméeri nit ñu ngi liggéey ci Dakar Dem Dikk te waruñu faa nekk ki fa nekkoon directeur de maître Moussa Diop weddi lu ni mel. jox leen date ci 3200 salariés ne leen dans moins d'un mois képp ku ñëwul ñu photo la képp ku ñëwul signé képp ku ñëwul indi ñaari photo tu es un emploi fictif. maître Moussa Diop yemu ci xam ne ni itam dina yóbbu mbir yi ci kanamu yoon. comme que génnee na ko ci gémmiñam rek il va être comme ce que j'avais fait à Diaz une citation directe en cours et oui man sama der kenn du ko yàq. ak koppar yu bari yi nga xam ni Dakar Dem Dikk mu ngi koy ñàkk at mu jot Moussa Diop gis ni jot na nguurug Sénégal jël ay responsabilitéem xoolaat tarif yi ci bus Dakar Dem Dikk yi moom jàpp na ni itam coppite ci wàllum njëgu ticket yi mu ngi mujjee am ci atum 1998. Dakar Dem Dikk coow la mel ni tulleeg Mali ma ngay boy fële nga xam ni nag moo di hôpital Dalal Jàmm daal dina fay ñëw ndaxte ñi nga xam ni ñoo di hygiéniste yi ak direction ba da waxtaan nañu ba juboo ci biiri kàddu lépp lu nga xamante ni amoon na réeroo ak ñoom bañ ko waxtaanee gis nañu ca saafara li nga xam ni nag moom moo di contrat yi am d'accord nañu ni dinañ leen signer ñetti weeri contrat yu nga xam ni renouvelable lay doon maanaam dinañ ko mën a yeesalaat naka noonu yi tamit directeur bi nee na daal dina def lépp lu nga xamante ni kem kàttanam la ba ñeenti weer yi ñu leen ameel te fay ñu leen ko ñu daal di leen koy fay Mamadou Lamine Fati. ñoom mujjee nañu def jàmm seeni diggante ñi nga xam ne ñooy hygiéniste yi ak ñiy jiite l'hôpital Dalal Jàmm mujjee nañu toog ngir waxtaanee seeni jafe-jafe ngir utub jàmm. rapport ak lu doon xew fii yëpp bon mun naa ne incompréhension et malentendu la mais le directeur recevoir nañu depuis ce matin avant que ñuy dem def seeni liggéey. bon waxtaan nañ ba juboo nañ ci kàddu mun nañ jàpp ne dañoo jógee ci loo xam ne lëndëm la woon parce que c'était de l'informel léegi ñu proposé pour ñu dugg ci formel mooy contrat yoo xam ne bu boobaa ku nekk di nga xam lu la war waaw léegi nag loolu lañ doon ñaan aussi te yàlla def na tamit dugal na ci loxoom ba alhamdulilah. directeur hôpital Dalal Jàmm di rafetlu bu baax a baax jàmm ji mujjee am ca diggante l'hôpital bi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum hygiéniste te moom sax mu ngi leen di woo nañu delluwaat ci liggéey gi. bu ñu waxtaanee waate ñëw ci man aussi père de famille la hôpital bi ñëpp laa war a njaboote donc su fekkee ne nekk nañu ci ay dispositions liggéey ci biir hôpital bi ci biir CTE bi ci condition yi nga xam ne moom la hôpital bi tëral. je préfère man jël leen parce que booboog léegi ñoom ñoo fi sonn au lieu may dem jëli ñeneen di leen fay je préfère loolu ma fay leen ko donc nangu nañu liggéey ci condition yooyu lépp loo xam ne day jëmal hôpital bi kanam di dimbali malade di indi jàmm ci biir hôpital bi muy ay waxtaan kenn duñ ci jiitu. ci ñeenti weer yi nga xam ne ñu ngi ko amel hygiéniste yi la directeuru hôpital Dalal Jàmm ne dina si dox kéemtalaay kàttanam ngir kilifa yi mën a fay hygiéniste yooyu la luñ leen amel. continuer aussi di waxtaan ak suñuy kilifa pour que ñeenti weer yooyu ñu leen yoreel luñ ci mën rek ñu def ko quand même pour mën leen jàppale jàpp naa ne aussi ci information yu ñu jot kilifa yi ñu ngi ci dans de très bonnes dispositions. pour régler loolu parce que xam nañ ne aussi que ñi fi doon nekk di liggéey ay jàmbaar lañu et ensuite ay borom kër lañu ay père de famille la donc dinañ def seen kéemtalaay kàttan pour wax dëgg yàlla fexe ñu jot li nga xam ne moom la ñu waroon jot. gannaaw ay jàmm
li nga xam ne moo wutale woon hôpital Dalal Jàmm ak hygiéniste yi mujjee na am saafara ci xaatim bi nga xam ne moo dox ci diggante ñaar ñooñu le fi mu toll nii des rek ñoom ñëpp ñu jublu ci liggéey gi le. jërëjëf Mamadou Lamine Fati kon jàmm nee na ñooy ca hôpital Dalal Jàmm ñu daal di àddu jëmale ci woppi coronavirus ji ak deuxième vague bi ci bésub tey bi ci junni ak juróom benn téeméer ak ñaari nit téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom ñoo ñëw amee doomu jàngoro bi ñu ràññee ca téeméer ak ñaari cas communautaire téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yi tamit wér nañu ba ñibbi seen i kër liñ ci ràññee yi tamit moo di fukki nit ak benn ñàkk nañ ci seen bakkan limub ñi ci ñàkk seen bakkan bi jàngoro ji ñëweek léegi toll ci 480 personnes yu nga xamante ni nii daal ñàkk nañ ci seen bakkan leneen li ci des yi tamit moo di ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaari nit ba léegi ñi ngi ci lalu hôpital yi wala ci kër yi ñuy toppatoo seen wér-gu-yaram ñuy ñaan askan wi ñu gën a moytu gën a fàggandiku ndax fagaru moo gën faju te fagaru moo gën faatu. tekki ci réew mi lu war a mën a nekk la tey jii nag dañu koy jagleel ki nga xam ne moo di Abdoulaye Diop nekk chef d'entreprise moom nag ginnaaw bi mu jàngee ba am ay lijaasam da doon liggéeyaanu ñu koy fay waaye nag ba mu demee dafa daal di mujj jël yoonu boppam ba tey jii mu samp entreprise am nekkul woon lu yomb waaye gëm-gëm rek moom moo tax ba tey jii mu nekk chef d'entreprise yor ay nit di leen fay muy wax ni tekki ci réew mi lu mën a nekk la muy gën a ñaax ndaw ñi ci ñu gën a gëm seen bopp te di jël ay initiative Adama Sarr Souleymane Diallo. ci jamono joo xamee ne ndaw ñi ñu ngi jël mbëkk mi ngir dem ca réewum tugal kii di Abdoulaye Diop nag jàpp na ne day fii ci Sénégal nit mën na fee toog dal di fi réussir ndax nag fee nga xam ne moo di tugal du rek ab bërëb boo xamee ne képp ku fa dem war nga mën a am li nga bëgg. Barça Barsaq du solution. Avoir beaucoup d'argent man damay jàpp ne objectif la mën nga xëy ne je veux être milliardaire boo ko gëmee def li tax nga war a mën a egg au sommet da nga koy def parce que kenn judduwaalewul xaalis te kuy dem doo ko fi yóbbu kon donc ko gëm-gëm la mais boo demee ba atteindre objectif bi lan ngay def après. Je me suis battu corps et âme ba tey je suis le premier à démarrer ce projet là mooy li may wax rek vision la objectif la ak organisation ak planification ci loolu la ñu nekk ba tey ji on a démarré le projet à Sandiara. moom mi nga xamee ne sax ba muy door daanaka amul dara tey jii de nekk na nag ab chef d'entreprise lu tollu sax ci 2 fukki ndaw ak lu teg ñu ngi daan seen doole ci bërëbam. mooy comme li may wax étant étudiant bu école tëjee damay dem liggéey ji journalier dama ko teel a inculquer sam bopp bu école tëjee damay dem fépp fu ma gis ne fii mun naa fa dóor waar am dara lu may jàppalee sama bopp dama ko daan def mun naa ne de façon directe ne dépasse pas les 20 personnes de façon directe mais de façon indirecte on dépasse les 200 personnes yi ñuy employé parce que c'est des chantiers yoo xamante ne day demander main d'œuvre bu bari. looloo waral muy ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ndax kat fii ci réewum Sénégal bari na ay métiers yoo xamee ne mën nga ko fee def ba réussir. appel bi may lancé mooy c'est à l'endroit de la jeunesse surtout ñu xamante ne ay xale lañ damaguñu fenn étranger yi ñu ngi daw si di ut liggéey pourquoi bu doon foofu neex na pourquoi ñuy daw si di ñëw Afrique ressources yëpp a ngi Afrique il suffit de nous organiser il suffit d'encadrer la jeunesse bi dañu amatul repère c'est ça leur problème te mag ñi aussi duñu waxtaan ak xale yi il faut ñu leen di sensibiliser ñi amul formation ñu jàppale leen d'abord ci formation parce que mooy li may wax rek balaa nga naan naam ne fa laata nag muy doon li nga xamee ne moo di ab chef d'entreprise Abdoulaye Diop dey jaar na fu nekk mbëkk na lu nekk laata nag muy am tey li mu am. socioculturel yoo xamante ne
Abdoulaye Diop daan liggéey ñu koy fay tey muy liggéeyloo ay nit di leen fay ci gëm-gëm rek ak gis-gis bu yaatu la ko amee ak takk ndiggam liggéey fële ca Sandiara mu am fa projet bu am solo ci wàllu tabax lay lëngatu muy wàllu immobilier fii nag la ñuy tëjee xibaar yi di jaajëfal Ndiaga Seck Birane Cissé ak El Hadji Malick Cissé di jël leng yi di ko delloo Cheikh Assane Fall ci beneen studio ba ci la Total jaa ngeen jëf.